bu baax te leen di ziar di rafetlu tànn bi ngeen ñu tànn ci waxtu bi jotee di seetaan lépp luy xibaar ci biir soir d'info xibaar yi ci gën a yaatal dina fi teew ci kanam tuuti ak rédaction bi mu xam ci wolof ak français waaye it ñu jagleel rek magazine bi ni ñu koy defee saa su nekk lépp loo xamante ne ni xibaar la jëm ci xeexum coronavirus ak it mesures yi nga xamante ne nguur gi jël na ko moo tax tey ñu fi dalal Serigne Mbaye Thiam nekk jëwriñ gi ñu dénk wàllu ndox mi ak wàllu assainissement monsieur le ministre dalal ci am si plateau. maa ngi rafetlu torop li ngeen ñu invité tey jii pour ñu ñëw waxtaan ak yéen ci mbirum ndox mi. ci jamono bi ñu toll waxtaan tamit ci dogal bi nga xam ne président de la République jël na ko pour gouvernement bi gàddu. ndox mi ci mesures sociales yi mu jël. très bien dinañu ñëw si yow léegi di wax rek téléspectateur ne du yàgg dara Papa Djibril Fall dinañu fekk si moom it bu ko defee rek ñu wëyal waxtaan wi waaye di ñuy njëkkee ci li nga xamante ne moom laa doon wax léegi président Macky Sall gannaaw discours bi nga xamante ne def na ko ñëpp xam naa ni gannaaw 3 mars bi mu jàllee ñu si bëri kontaan nañ ndax dégg nañ ne facture ndox comme courant dinañu fay la tranche sociale loolu nag bu ñu ko déggee tey yow nga yore wàllum ndox mi bu ñu nee tranche sociale ñan la. waaw balaa may tontu bi dama bëgg d'abord rafetlu liggéey bi nga xam ne taskatu xabaar yi ñu ngi koy liggéey ci li nga xam ne ñun ñëpp ko bokk war ko xeex ci liggéey boobu aussi ñu ci ràññee seen groupe Futur Média ak télévision Futur Média liggéey bi ngeen ciy def di leen ci wax waaw góor di leen ci wax jërëjëf aussi parce que liggéey bu am solo la. li nga xam ne nag moom laa bëgg a wax pour tontu li nga wax mooy président de la République xam nga bi mu defee discours am ñetti fan ci mois de avril. dafa gis ne mbas mi nga xam ne moo am nekkul rek feebar waaye dafa am ay njeexital yu mu am ci suñu koom-koom réew am ko aussi ci dundu askan wi. mu jël donc li ñuy wax programme de résilience économique et sociale. boo xam ne bii secteur productif yi dañ ciy bokk waaye tamit askan wi dañ ciy bokk mooy ñi yore kër yi mu jël ci ay mesures yoo xam ne yi mën nañoo wax ne amul benn sénégalais boo xam ne bii da nga waat ne alalu réew mi du dugg ci sa gafaka. su ci duggulee ci mbirum dund bi nga xam ne dañ koy joxe dana ci dugg ci mbirum électricité bi nga xam ne am na benn ay weer yoo xam ne gouvernement bi moo koy fay. wala mu dugg ci ndox mi nga xam ne ñoo koy fay ci mbirum ndox mi nag li nga xam ne président moom la wax mooy li ñuy wax tranche sociale maanaam li ñuy jagleel ñi gën a néew doole nga xam ne du ñu consommer ndox bu bari tranche sociale bi soo ko jëlee mooy 20 mètres cubes. 20 mètres cubes mooy ñaar fukki junni litre ci ndox wala soo ko jëlee ne. bërigo bu nekk téeméeri litre la muy ñaar téeméeri bërigo. ndax mënuñ ko xayma ci xaalis. waaw léegi xaalis bi nga xam ne yëpp moom la jël mooy 3 milliards à peu près lañ ko xayma ne moom lay jël ndaxte commencement bi sax dañu xalaatoon ne ñi nga xam ne rek ñoo nekk ci tranche sociale bi maanaam ñi nga xam ne diggante benn. ba ñaar fukki mètre cube la ñuy consommer ñoom la ñuy defal wàññi bi. waaye bi ñu defaatee liggéey ci gis ne 3 milliards yi mën naa permettre même koo xam ne kii am nga facture fukki junni wala ñaar fukki junni léegi yow li nga xam ne mooy 20 mètres cubes yu njëkk yi dañ la koy gouvernement bi daf koy jël en charge te gouvernement bi moo koy fay ministère des finances moo jël xaalis bi. pour fay ko. alors suñu ñëwee ci loolu ba léegi 20 mètres cubes yi dina am xëy na ñoo xam ne seen facture. xëy na du àgg foofu. wala mu gën koo néew. ndax dafay wane ni ñi nga xam ne seen facture àggul foofu wala mu gën a néew loolu ñooñu du ñu jot facture dañuy xëy rek xam ne bu ñu jotul weer bi xam ne état bi fay na ko. naka lay déedéet ñëppay jot facture léegi xam nga payum ndox mi pour yëpp facture yëpp di ñëw ci benn weer. Sen'Eau di ko génn ci benn weer dañoo jël clients yi def leen ci ñaari secteur li ñuy wax secteur 1 mooy secteur pair yi ak secteur 2 secteur impair yi secteur 1 bi ñoom soo gisee lu ñuy wax bimestre bu njëkk bi maanaam ñaari weer yu njëkk yi janvier février commencement mars
la ñu dem def relevé clients yi seen kër. bi ñu defee relevé clients yi fin mars lañ leen jox seen facture. facture yooyu ñu ngi ko war a fay diggante fukki fan ak juróom ci mois d' avril dem ba ñaar fukki fan ak juróom benn ci mois de avril. ñooñu seen facture kon heure bi may wax bi président bi jël dogal bi facture yi jot nañ ko ba pare. balaa ñuy jël dogal bi. mu am léegi bi ñuy wax secteur pair. ñooñu seen relevé consommation suba lañ koy commencé juróom-ñaari fan ci mois d' avril. ñooñu fin avril la ñuy jot seen facture après léegi war koo fay diggante ba 15 mai. ñooñu nga xam ne jëlaguñu seen relevé suba lañ koy def. ñooñu ñoom ci seen facture bii di ñëw li ñuy war a fay dañuy gis ñu génn ci beneen ligne buy wane avoir maanaam lii moom doo ko fay. maanaam dañuy seet koo xam ne kii par exemple war ngaa fay juróomi junni. xëy na su fekkee ne li lay wàññil junni la wala ñaari junni ñu ne boo jëndi nañ ci waari junni yi donc ñetti junni ngay fay pour ñooñu. ñi nga xam ne nag seen facture émettre nañ ko ba pare xam nga kenn mënul dem changer ko. ñooñu seen facture bi ci topp la ñuy jël avoir bi génne ko ci. donc da nga jot facture même su fekkee ne doo fay dara dañ la yónnee facture won ne lii nga waroon a fay. mais lii gouvernement bi jël na ko donc yow doo fay dara. wala lii nga waroon a fay lii gouvernement bi jël na ko lii ci des moom ngay fay yow. alors bu ñu nee gouvernement bi dafay fay bimestre ñu si bëri ñaari weer lañ. waaw ñaari weer waaw. ndax day tekki ñaari facture wala benn facture. non benn facture la parce que benn facture mooy ëmb ñaari weer xam nga mbirum courant ak électricité par ñaari weer lañ koy kiiwee facturé donc ñiy fay fi mu nekk nii ñoom mois de janvier ak février la ñuy fay. ñiy fay fi mu nekk nii diggante le 15 mars. donc benn bimestre mooy benn facture boobu xam ne bi dafay ëmb ñaari weeru consommation ndox. alors li ñu doon dégg wala man bi ma déggee bokk ñu ne président dafay fayal benn bimestre ñi nga xamante ne ñooy tranche sociale bi moi li ma comprendre mooy bi ñu dooree nemmee ko premier cas bi. début mars la. waaw dans mon entendement. mars la ak avril peut-être que ay mai. la ñuy jël comptabiliser. facture ñaari weer yooyu pour fay ko wala antérieurement amul loo xamante ne nemmeeku nañ ko ci période boobu dañ ciy boole depuis début d'année bi. li nga xamante ne comptabiliser ko mais soo gisee fi mu nekk nii li ma la wax mooy méngoo ak li nga wax parce que président bi mu jëlee dogal bi wax naa la ñi nga xam ne suba la ñuy dem di jël seen compteur li ci nekk mooy li ñuy wax secteur impair yi secteur 2 bi ñoom juróom-ñaari fan ci mois d'avril suñ ko jëlee fin avril la ñuy jot seen facture 15 mai ñooñu ci seen facture dinañ ci def avoir bi ñeneen ñi nag nga xam ne seen facture ñëw na ba pare ñoom ci seen consommation donc mois de février ak mars wala mois de mars ak avril ak mai ci lay nekk ñoom. d'accord waaw alors bu ñu ñëwee ci ba tey wàllu ndox mi ndax li ñuy def ci mesure bi day concerner également le milieu rural. waaw dafay concerner c'est-à-dire que soo gisee sax. wax naa la ci réew taax yi 3 milliards la. ci réewu kaw yi xayma woon nañ ko mais bëgguñu cee woon a gën a teel a wax parce que réewu kaw yi bokkul ak réewu taax. parce que réewu taax benn société la ñu am mooy facturer ñëpp mooy Sen'Eau boo xam ne bii dafay facturer ci xarala yu bees yi soo ko interroger tey jii nii waxtu bi mën na laa jox liste client yëpp. daf koy tirer ci informatique am. milieu rural dafa nekk gestion boo xam ne bii gestion délocalisée la maanaam li ñuy wax ASUFOR association des usagers des forages ruraux. yi ci ëpp ñoom ñoo koy gérer benn forage benn association boo xam ne bii yenn saa yi sax ñoom amuñu ordinateur amuñu dara ci registre la ñuy jël consommation yi jox la benn reçu pour nga fay. donc données yëpp du yem pour ñu mën a. mu am ASUFOR yi am na ñeneen yoo xam ne ay comité de gestion ñoo ko yore. am na yeneen yoo xam ne li ñuy wax délégation de service public moo ko yore te délégation de service public yooyu même ci région yi mu nekk comme Thiès Diourbel comme Aquatec Thiès ak Diourbel wala Flexo nekk Kaffrine ak Kaolack matagul ci forage yi nekk ci région bi yëpp. xam nga kon situation yi bokkul te liñ ci jublu mooy comme alalu askan wi la suñ ciy def dara dafa war a nekk lu leer. loo xam ne li mën nañ ko justifier dana dem ci population yi donc looloo taxoon. ñu ne mënuñu ko def pour jël facturation yi parce que facturation bi am ci village bële nekk ci Fongolembi benn waay bu nekk Fongolembi mooy jël benn kayit joxe ko xam nga loolu mënoo koo suivre ci lu leer. léegi yan mesure ngeen di jël pour ñoom. ñu ne woon à un moment donné ñu ne dañuy jël xëj na carburant forage yi mais soo jëlee carburant forage yi am na forage yoo xam ne milieu rural la waaye électricité lay joxee am na yoo xam ne solaire lay doxee. léegi ñun li nga xam ne moom la ñu xalaat mooy comme xaalisu ASUFOR yi dans tous les cas su desee li ñu ciy def mooy yokk branchement sociaux yi. def extension réseau yi ci village yi wala réparer forage yu panne
alal boobu muy 3 milliards 3 à peu près la ñu estimer prix milieu rural consommation yi ñu jagleel ko donc non pas pour wàññi facture yi waaye pour yokk qualité réseau bi en milieu rural donc ci ay réparation branchements sociaux extension ba pare nag président nañu mais na ngeen ubbeeku quand même ñi ciy liggéey ñoom soxla ko xalaat bu ñu leen jox ngeen intégré waat ko su fekkee ne jar na ngeen changer démarche ngeen changer démarche. mais est-ce que loolu dafay entrer en vigueur léegi nii suñu jëlee toujours ba tey milieu rural. oui absolument wala dañuy xaar processus boobu noonu. non milieu rural bi fi mu nekk nii day entrer en vigueur tamit soit ñu am nañu pexe pour seet nan la ñuy wàññee. soit amuñu pexe boobu mënuñu ko def ci lu leer ñu jël option wu intervenir ci qualité réseau bi. ak qualité prestation bi su boobaa office des forages ruraux daf koy engagé tout de suite pour def ko. alors monsieur le ministre dafa am leneen loo xam ne tamit ci milieu urbain bi buñ ci dellusiwaatee mu di ñàkkum ndox mi ci yenn quartiers yi saa su nekk ñu dégg ko ba ci biir période bi nga xamante ni feebar bi mi ngi dal suñu kaw. yan matuwaay lañ jël pour garantir localité yooyu approvisionnement en qualité en quantité pour fexe ñoom it ñu mën a jëppoo ak li nga xam ne moom la ñu digle maanaam raxasu loxo yi. hygiène bi ñuy soxla. bon. amul déjà am na li ñu mën a wax mooy li ëpp soo ko doon lim am nañu ndox. mais am na yenn quartiers yoo xam ne yi dafa li ñuy wax point dur dafa jafeñ soit fii ñu dëkk dafa xaw a yéeg. wala dafa war a nekk en bout de réseau wala dara. te loolu avant même crise bi ñëw ñun xamoon nañ ne loolu am na xam nañ ne limu li ñu war a indi ci liitaru ndox pour mu doy Dakar dafa manqué woon looloo taxoon. président daal di ne dañuy def usine Kër Momar Sarr numéro 3 usine boobu dana indi lu mat 200 000 mètres cubes su pare mais du pare léegi diggante septembre ak décembre la waroon a pare. ingénieurs yi sax ñu ngi seet ndax crise bi ak yenn ingénieurs yi dem yenn matériels yi ñuy tardé ñëw. ndax du ko yokk tuuti ak usine de dessalement bi. mais loolu attend muy ñëw président daal ne nañ def benn programme d'urgence soo seetee ci ñeenti at yi passé Dakar. jóge na ci 373 000 mètres cubes dem ci 453 000 mètres cubes jour ça veut dire 80 000 mètres cubes lañ ci yokk mais teewul toujours dafa wàññeeku ci ay investissement yoo xam ni def nañ ko diggante mbayaax ca dem ak leneen pour yokk ndox mi mais. nit yi activité économique bi ak nit ñi ni ñuy yokkee attanu ko woon looloo tax mu am ay quartiers yu difficile li nga xam ne bi mu amee le 12 mars ma wax Sen'Eau. ak SD ak SONES ñu def benn réunion bi ñu defee réunion ñu proposé gouvernement bi benn programme 7 milliards d'urgence boo xam ne bi ñu ngi koy def. te Sen'Eau commencé na ko liggéey mooy yenn forage yi régénérer leen liggéey boobu yëpp su paree 7 milliards yi dana indi 47 000 mètres cubes encore par jour dana indi tan ci disponibilité ndox mi ci yenn quartiers yooyu. léegi en attendant ñooñu nan la ñuy def. en attendant li nga xam ne moom la ñuy def quartier boo xam ne bi mën nga da nga nar a toog lu yàgg amoo ndox. Sen'Eau bi camion citerne yi mu fekkoon jënd na fukk ak juróom camion yu bees. camion citerne loolu kay day indiwaat rassemblement ndax nit yi danañu ran wala. non mais su boobaa non Sen'Eau ak SONES def nañu lu ñuy wax plan de lutte ñoom tamit ni ngeen ko defee fii ñoom tamit noonu lañ ko defee ci seen agence yi pour nit ñiy fay ak yooyu yëpp am na loo xam ni moom lañ koy organiser donc en attendant jël nañu camion citerne yi pour quartier yi nga xam ne dafay am déficit. te parc camion citerne yooyu sax ci ayu bés bi di ñëw incha allah gouvernement bi encore dana ko renforcer parce que am na camion yu bees aussi yoo xam ni gouvernement moo ko jëndal boppam. problème bu mel noonu moo amit également ci milieu rural bi. ndax foofu it dysfonctionnement bi nga xamante ne am ci yenn société délégataires yi nga xam ne yor nañu lu mel ni Aquatec. sànq maa ngi koy tudd. fu mel ni Diourbel yàggul dara ñu dégg la nga def fa CRD. bay joxat encore ay garantie foofu noonu waxoon nga ni dinañ def benn évaluation. ngir xool li nga xamante ne mooy manquement ak ñoom seen. gannaaw le 16 ak 20 nga waxoon mars te jàll na. waaw ndax loolu noppi na wala. waaw def nañu évaluation bi gis nañ ne li nga xam ne moom la ñu jëloon comme engagement respecté wu ñu yëpp mais xam nga contrat moo ñu lié woon ak ñoom contrat bi dafa am ay yoon yu muy aw. pour li nga contrat bi fukki at la woon. contrat bi fukki at la woon mais bi ñu leen ko joxee léegi parce que ay at la rek matagul at sax donc ñi ngi koy xayma. te xayma nañ ko ba pare li ñu war a liggéey engagement yi ñu jëloon ak man mois de novembre mais ci fan yi di ñëw
li nga xam ne moom la contrat bi laaj ci lettre yu ñuy bind ak yooyu yëpp danañu commencé di ko def incha allah. lan la ñu gis ci bi ñu defee étude boobu lu mu wane. non keroog ni ma ko waxee ñoom ci seen bopp Aquatech su ma jëlee rek région de parce que ñoom Thiès ak Diourbel la ñu yore. ñu ŋàññi leen lu bari gis nañ ni ñoom ci seen bopp ci CRD bi wax nañ ne amoon nañu ay jafe-jafe. loo xam ne lii defuñu ko ñu digg woon ne dañ ko def mois de novembre laa dajewoon ak ñoom ñu digg ne dañ ko def. yónnee woon naa équipe yi ñu dem ci dëkk yi xool ndax def nañ ko am déet waxtaan ak ñoom indi nañu rapport bi am na loo xam ne lii waxoon nañ danañ ko def nañ ko am na loo xam ne lii defuñu ko ñun ñi ngi seet léegi contrat bi li mu laaj yépp ñu aw ci yoon boobu pour teg leen ci yoon pour ñu def ko wala ñu tàggoo ak ñoom. proposition yoo xamante ne mun nañ ko def tey pour dimbali ñooñu ci situation bi ñu nekk ndax fii ak 10 ans moom des na. ak bu ñu naree xayma loolu xoola rectificatif yi ñuy indee ko yëpp duñu xaar xam naa ne 10 ans mais balaa solution di am. nit ñi ñu ngi jànkoonte ay jafe-jafe. lan ngeen leen di proposer loo xam ne dina indi taneef. non duñu xaar 10 ans li ma bëgg a wax mooy que ne mbirum ndox mi ci réewu kaw yi yemul ci Thiès ak Diourbel fi Aquatech di gérer fi mu nekk nii soo jëlee li nga xam ne mooy limu forage. yu nekk ci milieu rural bi ci Sénégal 2063 la ñaari junni ak juróom-benn fukk ak ñett ci 2063 yooyu 85 ñoo ci panne fi mu nekk nii mooy juróom-ñett fukk ak juróom. te juróom-ñett fukk ak forage yooyu juróom di panne yooyu yëpp ñi ngi woon ci procédure d'appel d'offre bi yu ci bari le 28 février bi passé la ñu dépouillé jël offre entreprise yi nga xam ne ñoom ñoo koy réparer. D'accord. pour Touba dégg ngeen Touba aussi temps yi ñu ne yenn quartier yi may na am na manqué na ndox parce que fanweeri forage moo fa nekk juróomi seen pompe moo panne mais pompe forage yi nekk Touba parce que forage yu mag la. seen débit yi ay 180 mètres cubes jour lay doon donc ñoom aussi dafa pompe yooyu disponible sur le marché. D'accord. gaa marché bi sax jox nañ ko benn entreprise ba attribué ko marché bi mais entreprise bi nañu situation bi ñu toll moom mënula indi pompe yi de l'extérieur bu ñëw loolu tax situation boobu aussi am Touba foofu aussi ay camion citerne lañ fay yóbbu te ñi ñoree yoo ndox mi Touba waxtaan naa ak ñoom ci loolu. plan d'urgence bi nga waxoon tamit pour ville boobu loolu yëpp dafay xaar ba lii jàll. plan d'urgence pour Touba ndax ville bi ndox mi. oui qualité bi yenn saa yi ñu kaas ko. wala disponibilité bi non pour Touba moom plan d'urgence bi ñu ngi ko doon def jëmale ko ci màggal bi parce que bi ñu jógee ci màggal bi passé gis rëq-rëq yi ci amoon dama wax gouverneur région de Diourbel mu def li ñuy wax benn réunion d'évaluation boo xam ne bi ñu sekk ndox mi yëpp Touba ñoo fa teewoon réunion d'évaluation boobu daal di wax ne jafe-jafe yi ñu amoon lii moo taxoon lii la ñu war a def pour màggal bi di ñëw ñu arrêté benn plan d'urgence boo xam ne bii plan d'urgence bi aussi appel d'offres yi lancé nañ ko danañ fa defaat incha allah ñetti forage yu bees parce que dëkk bi ni mu tollool la parce que li ñu fay produire ci ndox bari na trop lu mat 112 000 mètres cubes lañ fay produire mais gis nañ ne doyul pour population bi nga xam ne moo nekk Touba donc plan d'urgence boobu appel d'offres yi aussi lancé nañ ko liggéey yi bientôt mu démarrer. alors monsieur le ministre am na si ñoo xamante ne du ñuy fay facture ci yenn gox yi wax nañ ko fu mel ni Touba encore ñu des fa tey ñuy wax prise en charge ci facture yi nga xamante ne nii mooy ñaari weer yi ñu jàll ndax day wane rek ne ñooñu noonu duñu bokk ci mesure yooyu ngeen jël wala déet. ku dul fay kay moom. ku dul fay kay doo ci bokk. waaw léegi ñi nga xam ne ñoo ci bokkul mooy bien sûr ku dul fay doo ci bokk administration bi aussi bokk ci consommation administration bi kenn du ko exonérer 20 mètres cubes yi. facturation aussi industrielle yi bokk ci c'est facturation ménage entreprise consommation domestique moo ci bokk entreprise bokk ci état aussi administration bokk ci. alors leneen loo xamante ne ba tey mu ngi soxal sa ministère assainissement disponibilité xaw ma na lay waxee toilette ci wolof. ci yenn localités yi. loolu ba léegi tamit problème la taux d'assainissement bu réew mi surtout dans le milieu rural. dafa nekk loo xamante ne nii ba léegi Sénégal mu ngi ciy def ci ay jéego mais fan lañ ci toll ci jamono ji. bon Sénégal def na ci ay jéego yu mag a mag te Sénégal bokk na ci réewu Afrique yi nga xam ne dañuy ñëw di ko roy pour ci mbirum assainissement en milieu rural en milieu urbain aussi. léegi am na benn programme bu mag boo xam ne bii ñu ngi koy dérouler fi mu nekk li ñuy wax PAMIR. programme eau et assainissement en milieu rural qui est un programme de 130 millions de dollars boo xam ne bii ñun ak Banque mondiale ñoo ki lëkkaloo di ko def programme boobu lu mat 100 000 latrines téeméeri junni ci ay gaanuwaay
danañ ko dugal ci milieu rural bi surtout ci zone yi nga xam ne de dem àll dafa am continuer di am. mais xam nga problème mu assainissement dafa nekk loo xam ne lii dafa am solo dafay jël alal bu bari dafa laaj tamit ñu réfléchir ci parce que fi mu nekk nii réew taax yi koo fa indil assainissement mu am douche am fosse daf naa non dafa bëgg ñu defal ko tout à l'égout mais tout à l'égout bi fii problème yi muy indi suñu réew. parce que fépp foo xam ne fii def nañ fa assainissement da ngay gis nit ñi dem jël regard yi nekk ci mbalit mi ci mbedd mi seen ginaar sax su deewee ci kër gi ñu jël ko xëcc regard bi rek def ko ci. dafa nekk mode de vie donc ba nga xam ne ministère bi aussi loo xam ne lii ñi ngi koy roy Afrique dañoo def li ñuy wax valorisation de l'assainissement autonome maanaam nit ki su fekkee ne fosse la am su ñëwee manque fosse bi. loolu ñuy jëlee ci fosse bi ëllëg ñu koy tuur ci àll bi muy indi ay feebar ëllëg ñu koy valoriser te def nañ ci benn expérience boo xam ne bii dana indi cendre yoo xam ne yi dana mën a nekk ay fumier dana indi fumier dana indi sax ndox pour ñu def ci liquide de refroidissement ak yeneen ak énergie aussi bu muy jur ci benn machine boo xam ne bii fondation Bill Gates moo ko joxoon Sénégal ci mois de mars bii passé sax laa waroon a dem seet machine réelle bi à Seattle mais crise bi moo tax demuma ci parce que dañoo jël comme exemple pour valoriser les produits de l'assainissement là parce que loolu alal mën na cee génn tamit donc ñun suñu objectif politique mooy ëllëg ñu def ba nga xam ne nit ki su fekkee ne sa fosse dafa fees ñu ñëw di ko jël à la limite li ngay fay dana wàññeeku bu baax wala au moins sax danañu peut-être sax li ñu bëggoon li ñu gënaloon mooy dem ba nga xam ne kiy ñëw di jël li nekk sa fosse moom moo lay fay. parce que li muy jëlee ci sa fosse dana ci mën a liggéey engrais dana ci mën a liggéey ndox dana ci mën a liggéey leneen. waaw mais entre temps loolu vision la. jamono jii ñu toll. mais ñi ngi koy def fi mu nekk nii ak ñi nga xam ne ñoo si nekk am nañu benn usine boo xam ne bii mi ngi fonctionner ci loolu yeggagul à l'échelle ni ñu ko bëggee mais pour dire que ne am nañu stratégie pour assainissement collectif am nañu stratégie aussi pour assainissement autonome. mais ci crise bi ñu nekk. jamono jii ñooñu yan matuwaay ngeen jël. pour que tey ñu mën a encore une fois respecter li nga xamante ne nii mooy mesure yi nga xamante ne ministère de la santé mu ngi koy wax pour fexe nit yi dëppoo ak moom. waaw pour nit ñi xam nga li nga xam ne ministère de la santé mi ngi koy wax mooy loo xam ne lii sax à la limite dañ koy wax nii parce que dafa tar fi mu nekk nii mais lu nit war a def tout le temps la. mooy soo génnee ba ñëw nga raxas sa loxo soo laaloo la warul laal nga raxas sa loxo ak sa kër tamit nga def ci gaanuwaay. parce que damay wax ne gouvernement bi mi ngi def téeméeri junniy gaanuwaay yu mu def ci programme bu PMI mais suñu waxantee dëgg gaanuwaay sooy tabax sa kër daf ci war a bokk. loolu du gouvernement bi moo ko war a def. donc dafa bëgg encourager nit ñi nekk nga xam ne ñi ngi nekk en milieu rural defuñu ko pour ñu def ko mais li nga xam ne mooy yoon te ñu war koo wax su fekkee dañuy wax dëgg soo tabax sa kër ni ngay defee waañ ni ngay defee néeg noonu nga war a def foo surtout loo. donc loolu gouvernement daf ko def pour dimbal rek ci programme social du président mais ci askan wi la ko ñoo ko war a jël en charge. alors bu ñu ñëwee ci milieu urbain bi parce que peut-être milieu rural bi xëy na mën nañ yenn saay sax info du fa àgg wala mu sori boo xam ne duñu jot ci yéen yi mais milieu urbain bi am nañu info yi média yaa ngi wax ñëpp a ngi lii mais ba tey nit yi dañuy dem di def ay branchement clandestin si yenn égout yi wala di am nu ñuy doxalee. ñooñu tey ndax du ñàkk sanction wala ñàkk jël ay matuwaay moo tax loolu ba léegi di continuer. non mais saa yu ONAS mooy office national d'assainissement bi ko yore saa yu gisee koo xam ne kii def na ko daan bi ñu lay daan daj la ko waaye xam nga soo waxee clandestin nit ki mooy mën ngaa am chance tombé ci mën ngaa bañ a am chance tombé ci. parce que su koy def clandestin dana ko def ba da koy nëbb loo xam ne doo ko def mooy comme électricité bi ñuy wax branchement clandestin di jël électricité bu ñu war la fay mënoo wax ne que ne képp ku ko def rek da nga ko jàpp mais saa ñu ko jàppee daan dana tegu ci seen ndodd. leneen loo xamante ne ba tey ñu ngi ci période crise nga nekkoon ministre bi ñu dénk wàllu éducation tey jàng bi mën naa ne dañ ko arrêté ba jëmmi jamono ba mai 4 mai plus précisément ci wàllu matuwaay yi nga xamante ne ni teg nañ ko ndax lu mel nii du bokk ci loo xamante ne dina am jeexital wala gàllankoor ci niveau élèves yi ndax tamit ci li ñu jëm ndax amul beneen programme wala à côté loo xam ni teg ngeen ko pour fexe mën a jàppale ndongo yi. waaw mbas mi nga xam ne moom la ñu am moom am na lu mu jur ci économie bi lu mu jur ci société bi lu mu jur ci njàng mi. lu mu jur sax ci yéen journalistes yi ni ngeen liggéeyee. donc mais loolu ministère de l'éducation Mamadou Talla ak administration bi nga xam ne moo ko wër ministère éducation nationale nga xam ne ñu xarañ lañu xam naa ne ñi ngi ciy liggéey fi mu nekk nii
te moom mooy baatu gouvernement bi nga xam ne moo gën a taxaw tey jii pour liggéey boobu ñu wax lan lañ ci jëmaleen mais daf ma óor na que ne gouvernement bi dana ci jël ay matukaay ci ministre bi yéen a ngi fekkee conseil des ministres du ñàkk am na loo xamante ne mën nañ ko jël ci yow ndax képp ku fa teew te yéen a bokkandoo liggéey bi te ngeen di bokk seen i ndaje mën nañu wax nit yi loo xamante ne tey dina dalal xelu parents d'élèves yi ci période bi nga xamante ne ñu ngi si. waaw moo tax xam nga mën naa la ci jox da di ma la mën a wax xam nga général laal mën a répondre mooy gouvernement bi képp kuy ministre buy toog ci conseil des ministres ci sa secteur li mbas mi jur ci économie bi li mbas mi jur ci sa secteur président ne la nga taxaw ci pour indi ci saafara donc li ma óor mooy ministère éducation nationale Mamadou Talla ak ñi nga xam ne ñoo ko wër ñi ngi ciy liggéey pour indi saafara mais mën naa la wax rek donc dans le général bàyyiwuñ ko dana ci indi saafara léegi nag soo bëggee am détail yu saafara yooyu xëj na dinaa ko wax pour mu ñëw tontu seen invitation yi gën cee xuus ak yéen te dana ko def avec beaucoup de compétences. département bi nga jiite ci li ñu nekk jamono ji génn na peut-être ay manquements ci li nga xamante ne mooy Sénégal fu mu toll moo xam ci wàllu ndox mi walla ci wàllu assainissement ndax tey nekkul moment boo xamante ne jot na ngeen xoolaat stratégie bi nga xam ne tëral nañ ko ngir fexe duñ ne ñëpp a matale mais en grande partie ñu ci bëri mën a nekk ci conditions yi nga xamante ne moom la ñu digle à l'échelle internationale. waaw mais loolu Sénégal xaarul ba mbas mi ñëw pour xalaat ko ndaxte président Macky Sall bi muy def campagne électorale pour laajaat baatu réew mi daf ne benn ci programme mi li ñuy wax juróomi accès yi mooy accès à des services d'eau et d'assainissement. te loolu daf ko bëgg a mottali rek ndax mandaam bu njëkk daf na ci jéego yu rëy rëy tey jii Sénégal li ñuy wax OMD objectif du millénaire pour le développement. mën nañoo wax ne ci ndox mi ci milieu urbain ci réew taax yi suñ doon wax téeméer juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett virgule 5 mën naa wax juróom-ñeent fukk ak juróom-ñett yegg nañ fa. te loolu taux boobu dañoo constaté soo fa yeggee am nga accès universel eau ci milieu urbain. milieu rural soo gisee taux d'accès bi ñu am ci liggéey boobu nga xam ne président def na ko diggante 2012 ba 2019 ñi ngi ci nekk juróom-ñeent fukk ak ñett 93% sur 100 loolu li ko may mooy diggante boobu. def nañ ci ñetti téeméeri forage ak juróom-ñeent def nañ ci ñett téeméeri château d'eau ak juróom-benn fukk ak juróom-ñeent. ak leneen ak leneen ak leneen ay borne fontaine def nañ ci ñaari junni ak juróom-ñeent. D'accord. ci kilomètres yu ñu def pour réseau d'adduction d'eau 3195 kilomètres lañ ci def ci diggante boobu looloo ñu may ñu yegg ci taux d'accès boobu en milieu rural. merci beaucoup monsieur le ministre Serigne Mbaye Thiam yore wàllu ndox mi ak assainissement ci kanam tuuti ñu fekk si waat ko ci pàcc bi nga xamante ne moom la ñu jagleel français bi.